jangeen jëf ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaaru marax yi ponk yi ci gën a fës bis ni tey lañu ko làkkoon jant bi juróom-ñaari fan ci weeru mars atum 2017 mat na at ci tey moom Khalifa Sall ay jege ñaale maak ñi nga xamante ne nag ñoom la bokkal parti ba ña nga doon amal ab rassemblement tey ji ca mairie bu Ndakaaru di sàkku nag ñu bàyyi ko moom Khalifa Sall ci fàttali sax lu soxal kon ab procès am kon fanweeri fan ci weeru mars la ñu fas yéene wax rek fan lay féete moom moomee di Khalifa Sall beneen ponk wàllu wér-gu-yaram la ak li nga xamante ne nii nag gën nañu ko xam ci médecin légiste yi li ci bari nag ci wàllu wér-gu-yaram léeg-léeg sutura day am ci wàllu paj ma du lépp la ñu mën a wax te médecin yooyu nag la ñu leen sas rek mooy nañuy denc sutura yooyu Mahamad Souma professeur Souma agrégé la ci wàllu médecine légale la mu xamle nag war nañu bàyyi xel nee na wàllu tàggatu gi ndax lu am solo la ci wàllu woowee lu soxal nag accident yi ci géej gi ak mool yi ñuy gis ni saa su ne ña ngay ñàkk seen bakkan ci géej gi kër gi ñu dénk nag wàllug saytu gi jëm ci napp gi ak lépp lu jëm ci aar gi ma nga doon amal nag ab nemmeeku ci quai de pêche ma ngay sàkku nag kër googe ci mool yi ñuy sàmmonteeg xibaar yi tukkee ci météo ku ko ci defatul ku ne alamaanu fanweeri junni mi ngi lay xaar tàggat yaram mondial Russie 2018 sunu gaynde yi ña ngay waajal seen jongante xaritoo seen digg ak Ouzbékistan ak Bosnie fanweeri gaynde yi xam nañu leen ki ci bees nag dolliku ci Santi Ngom la bu FC Nantes ak ñeneen ñi nga xamante ni war nañu kon bokk si tanière bi mbokk yi ponk yaa ngi ni ci yaatal gi léegi-léegi dale nag jàmm ci xibaaru marax yi ni ma koy waxoon ci ponk yi bis ni tey nag la na ko làkkoon jant bi moom maire bu Ndakaaru Khalifa Sall am na at tey nag ay jege ñaaleem ña nga doon amal rek ab rassemblement di nag dajaloo ca mairie bu Ndakaaru dañu fay fekk ji Ibrahima Kane maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna Fatou Kiné Deme. ma ngoog Ibrahima lu ñu mën a jàpp rek ci rassemblement boobu. rassemblement bi Fatou Kiné wax nga ko tey la am benn at ginnaaw Khalifa Sall biñ ko dugalee ci kaso bi. rassemblement gi liñ ci mën a jàpp li njëkk moom mooy mobilisation bi takku na lool daanaka foo sànni batt mu takk foofu ci mairie bu Ndakaaru leneen loo xamante ne gën na cee fës tey ji dafa mel ne opposition bi nga xamante ne moom la ñuy wax opposition significative fii ci Sénégal daanaka tey ñëpp représenté nañ leen foofu noonu ci mairie bu Dakar ñoom ñëpp taxaw ngir nag jàppale kii di député maire Khalifa Sall nga xam ne tey la am benn at kon ci kaso bi. leneen loo xamante ne nag Fatou Kiné itam ba léegi mën nañ ko jàpp xam nañ ne verdict procès bi ñu ngi ko dëgmal ci fanweeru fan ci weeru mars. ay jege ñaale Khalifa Sall rawatina tamit ay collaborateur am ñoom ñëpp nag yaakaar la ñu wax lañ ci am ne ndaxte bi ñu gisee procès bi ni mu déroulé woo ñoom jàpp nañ ne avocat défense bi daanaka tuuma yi ñu tegoon Khalifa Sall yëpp ñoom ci mbiru droit leeral nañ ko ba mu leer nañ ñu xam ne Khalifa Sall deful dara kon ñoom ñu ngi am yaakaar que ne le 30 Khalifa Sall incha allah dinañ ko bàyyi mu ñibbi këram ndaw ña nag ndaw ñi nga xamante ne ñoom la ñuy wax jeunesse khalifiste yi ñoom dañoo dem sax bay tëkku ne le 30 bu ñu bàyyiwul Khalifa nag ñoom du ñu toog di croiser seen bras dinañ jóg wàcc ci tali bi wane seen naqar ba ñëpp xam ko loo xamante ne itam Fatou Kiné mën nañ koo jàpp ci ndaje bi mu di mbiru Bamba Fall. Bamba Fall yëkkati na ay kaddu leeral nag parce que jamono yi ci ginnaaw coow li mu ngi daan ruumandaat ñu naan Bamba Fall dafa bëgg a dem jege ji nguur gi ak yu demee noonu moom xamle na ne moom ci ginnaaw Khalifa Sall lay nekk wante nag ba léegi avenir politique am ni mu ci addoo daanaka xaw naa desee leer parce que moom nee na ba jamono ji ñu toog mu ngi ci ginnaaw Khalifa Sall su fekkee Khalifa Sall itam dina doon candidat ci élection yi ñu dëgmal ci ginnaawam lay nekk wante nag laaj nañ ko bu fekkee ne nag Khalifa Sall doonul candidat wante lu ni mel nag nee na moom kenn jëlalu ko woon carte de membre bi muy dugg ay politique kon nee na avenir am fu ko neex moom lay dem wante loolu du ci tontoogum nañ xaar ba yegg ca xool ndax Khalifa dina nekk candidat wala déet lu ni mel la ñu mën a jàppagum Fatou Kiné Deme ci tënk ci li nga xam ne moo xewoon mairie bu Dakar. jaajëfal ko bu baax Ibrahima Kane doon jokkoo ak ñun foofee ca mairie bu Ndakaaru ñu des ci leneen bi yoon nag kàddu yu daan tukkee ci Idrissa Seck muy ŋàññi rek doxalinu njiitu réew mi Macky Sall Benoît Sambou nag tontu na ko moom mais bokk ci ñu sos parti bu APR ma ngay sàkku nag ci kii Idrissa Seck mu daal di bàyyi kon kàddoom yooyu nga xamante ne nii tegu ko fenn ci li mu wax moom moomee di Benoît Sambou mu teg ci nag leneen diggante Youssou Ndour ak njiitu réew mi Macky Sall amul lenn lu ca ñagas ñu teewlu ay kàddoom Boubacar Diassi kon dañuy àndal ci boobee reportage. Benoît Sambou tontu attaque yi ki jiite parti réew mi di yëkkati te di ko teg ci deru Macky Sall. Idrissa Seck ak opposition bi dañu nekk ci li leen war
dañu nekk ci année boo xam ne ca élection la ñu jëm donc presque année électorale la donc ñoom il faut que ñu yeewu ñu nga doon nelaw ba léegi il faut que ñu yeewu daw di def bruit pour nit ñi fàttaliku leen. Benoît Sambou waxit ci ay kaddu yu Youssou Ndour yëkkati te ajoo ci Benno Bokk Yaakaar. temps yi dégg ngeen coow lu bëri Youssou Ndour nee na il est déçu mais ku seetaan émission bi quand même xam ne li mu wax ak lu ñu annoncé du benn réeróowul benn yoon ak président Macky Sall réeróowul benn yoon ak waa coalition bi donc dëkk bi nag dëkku coowoo la dëkk bi nit ñi dañoo bëgg di wax mais loolu waruñoo perturber li am solo mooy ci coalition boo xam ne am na 200 organisations politiques léeg-léeg dina am ay ñagas-ñagas. Benoît Sambou yëkkati yi kaddu gannaaw bi mu dalalee ci APR kuréelu parti bu ñu duppee grand parti ca département bu Ziguinchor te Mohamed Assane Sané jiite ko. ma ànd ak samay morom samay nawle di coordonnateur bu Niaguis coordonnateur bu Adéane coordonnatrice bu Enampor coordonnateur bu Niassia ñëpp a ngi fi ñu accepté jox ma seen kàddu ne ma naa wax ci seen tur wax ji donc lenn la mooy dañoo décider quitter grand parti bu Malick Gakou ànd ak monsieur Benoît Sambou pour la réélection du président de la République en 2019. Benoît Sambou wax na it ni chef de l'État Macky Sall moo ngi waaj tukki nemmeeku ci diwaan bu Ziguinchor. Sembou Kacot ca département bu Kaffrine la nekk daara jooje nag ndongo ya wàccoon nañu ca mbedd ma di ñaxtu ñoom nee nañ lu ñu wax nag mooy njàng mi xamuñu seen ëllëg lan la ci njàng mi ndax grève yi tar na te ba nëgëri nag defaguñu composition dañu fay dem fekk ji fa Ibrahima Diamé. tension bi am ci biir l'école bi jamono jile moo jaaxal ñi nga xamante ni ñoom ñooy élèves yi nekk ci biir Sembou Kacot waral kon ñu wàcc ci mbedd mi pour wane seeni naqar ak seeni tiitange Abdou Gueye moom moo yore seeni kaddu. depuis bañ commencé jàng ba léegi ñu ngi gis ne ñu ngi ci mois de mars te jàngul dara wala ñu ne composé wuñ lu ko waral nag du dara loo may njàng mi moo sooxe boo gisee ñu taamu suur bi tey dañ gis nañ ne tey professeurs yi dañuy def débrayage moo tax ñu taamu suur bi pour gën ko see def pour bu ñu yaaxal dara composition yi dëgg la ñu ngi wax ne mu ngi am suba la gannaaw suba mais ba tey fixé guñ ñun kañ lañ war a composé. grève yi mel ni tulleek male nag daanaka bés bu jot seen prof wan leen gannaaw moo waral élèves yi ne jaaxle nañu lool ci loolu nag ñuy interpellé ki nga xamante ni moom mooy njiitu réew mi balaa seen année bi di nasax. ñu ngi wax tamit suñu président de la République du Sénégal mu réagir parce que ba léegi waxu ci dara lu jëm situation bi et mu ngi mel ni suñu avenir da ko intéressé wu. nguur gi li ñu leen a wax mooy ñi jàppale ñi fay professeurs yi ñu jàngale ñi professeurs yi aussi ñu jàppale ñi lépp luñ mën a def pour ñu jàng pour réussir ñu def loolu en tout cas daal bëgg nañu jàng mais liñ bëgg bu sottiwut dañuy defaat beneen bu gën a tàng bii. ñoom nag ñu ne mosuñu am habitude di wàcc ci mbedd mi di manifester waaye situation bi nga xamante ni moom la ñuy dund te lim leen di jural nara doon musiba moo waral kon ñu wàcc ci mbedd mi loolu nag ginnaaw bi nga xamee ni que seen naataango ya nekk ci lycée bu Nganda ci biir département bu Kaffrine defoon nañ ko lu matul semaine. lu soxal sax grève yi nga xamante ne nag syndicat jàngalekat yi ñi ngi koy amal njiital au conseil du dialogue social àdduna ci moom Innocent Sintap Ndiaye prié na nag syndicat yu ñu dellu ca classe ya tey tamit bu fekkente ne waxtaan kese mooy tax kon juboo am ñoom jàngalekat yooyu sàkku na ci ñoom ñu daal di rek kon wax li nga xamante ne moom mooy tëralin ya nga xam ne buñ ca jaaree kon saafara dana am ci jafe-jafe njàng mi ñu teewlu ko moom Innocent Sintap Ndiaye ci micro Fatou Bintou Konté. keroog bi premier ministre toogee ak jàngalekat yi ba ñu jógee fa déggoowuñu ci li nga xam ne gouvernement bi proposé na leen ko ci yokkute seen indemnité dëkkuwaay loolu ñun tàyyiwuñu ci taseeg ñoom tase na ak ñoom ba ci taseeg ñoom guddi waxtaan ak ñoom ne leen nag dañu xool ndongo daara yi ak xale yi nga xam ne ñooy ëllëgu Sénégal bi ñu ko defee itam ñoom def nañ ay action sur le terrain def ay plan d'action waaye terewul aussi ñu tàyyi au conseil yëpp parents d'élèves yëpp taxaw ku si def ñun ñëpp ñu toog ba àjjuma am nañ réunion sama bureau waaye li wër ba wër ñoom li ma leen wax mooy proposition la gouvernement bi def ñoom dañu naroon wax gouvernement bi li nga xam ne moom la ñu bëgg wax loo bëgg nag taxul nga am ko waaye nag gouvernement bi tamit mu xayma xool li nga xam ne réew mi loolu la antal pour
askanu Bambey séeréer googee nga xamante ne nag dafa jege lool daara ju kawe jooje du Alioune Diop ñoom ña ngay sàkku rek kon ñu daal leen nag dimbale ci am xëy ndax jaaduwul ñu daal di jël kon seen suuf joxe ko ngir ñu tabax fa daara ju kawe jooje te ñoom nag mënuñoo am benn liggéey ci daara jooje loolee mooy li nga xamante ne nag moom la ñu doon sàkku ba di ci tàllal loxo kilifa yi du ñàkk ñu dellusiwaat ci wala ci suñu yeneen jotaayu xibaar ñu dem ba dëkk ba ñu naan nag mbax na ca bokki jawe la nekk mbax na nag am na ay jumtukaay yu yees poste de santé lu mel noonu ak ab école primaire ba ci nag ab bassin boo xamante ne nag dañu cay rek yar jën loolee nag mi ngi am daal ci ndimbaluk Sonatel mu nekk nag financement boo xamante ne nag kon lañ ci dugal ci ay koppar toll na ci 200 millions ak juróom fukk loole nag kon daal dinañuy def kon daloo gi loolee ci teewaay jën yi nga xamante ni moom la ñu dénk wàllug communication Habib Faye lañ ci àndal. ñu door ko ci ab xumbute fii ci Mbaxna di dëkk bu nekk ci bokki jawe askan ga fa yeewoo jamono ji seen xel mën na dal. tey ji inauguré nañ leen école primaire ak benn poste de santé ak bassin pisciculture loolee yépp ci njàppandalu Sonatel. 250 millions la fondation Sonatel def bi donc soo suñu lay dimbali il faut nga def aussi yow sa participation moom personnellement jëlewu ko ci commune Dioula daal poosam la ko jëlee mooy population bi pour ñu njëriñoo pour ñu commencer liggéey gis ngeen poste de santé bi valeur bi gis ngeen école bi ak projet pisciculture bi. lii yëpp ñu sanc ko ci gox bi doon ab ngëneel ci élèves ya fa ne ba tax na sax ñu ne yoonu ndam ibbeeku na ci ñoom. c'est une grande chance quoi tey boo xoolee école bi yëpp a changé par rapport ak daaw indi nañu ay locaux yu bees des salles de classe 6 salles de classe qui ont été reconstruites indi nañu 2 bloc directeur bi bureau directeur bi équipé changé ak une salle informatique. bien sûr loolu lañ yaakaar loolu la ñuy ñaan yàlla tamit mu doon yoonu nam parce que buñ amee lii nii yëpp fondation Sonatel jox ñu yaakaar naa ni mënul def dara lu dul daan ñuy gën a jàppale si suñu liggéey daan ñuy gën a yaatal jàppale ñu ñun instituteurs yi d'abord suñuy conditions de travail ba pare ak élèves yi. école bi yeesalaat nañu ko sancal leen poste de santé bu bees ak lii di bassin bu pisciculture yooyu la ci ay infrastructure doon lu am solo lool ngir développement dëkk bi tax jëwriñ gi ñu dénk wàllum communication Abdoulaye Bibi Baldé ne waa dëkk bi la leen war jamono ji moo di sàmm bu baax alal giñ ci def. Sonatel de ces infrastructures un usage optimal et à bon escient. gannaaw Tikat ca Mbirkilaan Soob ca Kaolack Sonatel nekk ci ñetteelu village veram Mbaxna di dëkk bu am ñetti junni ak ñetti téeméer rek ñaar fukk ak juróom-ñaari doomi aadama ya fay yeewoo nekk fii ci Matam ñoom ci infrastructure yi lañu yaakaar jamono ji ngir rek mën a suqali boobule dëkk. ñu wax ci wàllu wér-gi-yaram ak ñi nga xamante ni ñoom lañ woowee kon médecin légiste ñu ca bari nag ñooñee daanaka ñoom rek lañu sas lépp lu jëm ci denc sutura gi ñeel nag yenn jàngoro yi ci ñenn ñi moo xam ak lu mu ca mën a doon loolee daal seen wareef mooy léeg-léeg am na loo xamante ne waree su ko fésal ba ñëpp nag jot ci ñu gis ni nag fii ci Sénégal léeg-léeg loolee dafay doon ay gàllankoor professeur Mohamed Souma agrégé la ci wàllu médecine légale moom nag la mu xamle rek mooy war nañu bàyyi kon xel bu baax a baax wàllug tàggatu gi ndax lu am solo la muy tàggat nag spécialiste yi nga xamante ni ñoom ñooy yëngu ci wàllu woowee charte bi tamit ñu gis ne ay manquement am na ci lool dañ ciy ànd ak Mame Biram Diouf. ay jéego la ñu war a amalaat ngir sànq seen lim mun kaa tollole ak la askan wi di soxla kon ci seen liggéey muy ay médecins légistes seen lim kon fanweer ak ñaar dong la loolee néew lool bu ñu xayma fukk ak ñeent millions yi nga xam ni kon noonu la askan wi toll ci Sénégal. Une spécialisation qui se fait en 4 ans, qui a des coûts. L'État a fait un énorme effort en mettant en place des bourses pour les formations. Mais malheureusement, tout le monde ne peut pas être boursier. Ce qui fait qu'en la formation en 3e cycle pour les étudiants en médecine, il y a souvent un manque. seen liggéey ñu war a kon respecter déontologie ak it la nga xam ni moom la loi santaane lépp jëm ci respecter li di secret médical. duñ ko wooyee sax ñun secret médical dañ koy wooyee secret professionnel ndaxte dafay toucher képp koo xamante ne yaa ngi liggéey ci mbirum santé muy secrétaire ba muy garçon de salle ba muy infirmier ba
médecin bu jiitu ci te loolu dañ leen koy jàngal ca 2e année benn ca 6e année module médecine légale bi ci chapitre yu gën a important la bokk te secret médical boobu wax nañ ci biir loi bi ci code pénal bi article 363 waxaat ci code de déontologie bi nga xamante ne médecin yi ci mbiru médecin yi lay gën a wax donc ca fànn googu c'est vrai que xëy na dina am ay manquement ci ña jotul am formation te loolu xëy na ñun suñu mission la mooy lan gën a former nit ñi gën leen ñaax ci respecter li nga xamante ne mooy secret professionnel. lu soxalit autopsie yi ñu koy saytu tax kon ba muy andi leeral yi. lay indi autopsie bi mooy ni médecin rek dolli ca médecin légiste amuñu droit bindal naka sa dul noonu. ñeent fan société sénégalaise de médecine légale andi ceek comité international de la Croix-Rouge dinañu nag sëgg ci ponk yu bëri waxtaanee ko bokk na ci taxawaay gu ñu war a amal jëmale ko ci xale yi ca nañ leen war a saytoo bu baax waaye it ràññee nit ñi nga xam ni seen bakkan dinay des ñaareel ci tukki nga xam ni ñu koy amal te duñ ko teg ci yoon. xare yi nañ leen war a sayto ñu daat ci teewlu professeur Mohamed Souma ba tey mu àddu ci xale yooyu rawatina xale yi nga xamante ni dañ leen di faral di sàkku ba ñu cee jëlee nag kon ëmb ñu ne nag xale yooyu ab toppatoo war na ca bu fekkente ne sax kon xale ba dafa war a judd bu boobaa nañu fexe rek ba keneen kon yor xale boobu ndax ëmb boobu doon na ëmb boo xamante ne nii du ca coobare gone ga ñu teewlu ko professeur Souma. ci ñi nga xamante ni ñuy rey seen doom li ñu proposé ñu ne nañ def accouchement sous X accouchement sous X mooy lan mooy ku bëggul sa doom ëmb goo xamante ne bëggoo ko yoon may la nga mën a wasin abandonné ko bu boobaa loi bi tamit prévoir ñu faciliter li ñuy wax adoption ñi bëgg a adopter mën a adopter mu gën a yomb ci ñoom. waxoon nañ ko sànq ci ponk yi ñu tënk ko rek ba suñeen jotaayu xibaar muy nag accident yu métti yi nga xamante ne dañu koy faral kon di nemmeeku ci géej gi ak mool yi nga xamante ne ña ngay dem saa su ne te léeg-léeg sax duñu déglu la météo di wax ci seen wàllub kaaraange kër gi nga xamante ni moom la ñu dénk lépp lu jëm ci wàllug aar géej gi ak yenn ci toppatoo kon nappi saytu gi mi ngi doon amal ab nemmeeku ci quai de pêche yi mi ngi sàkku nag ci mool yi nañuy bàyyi xel bu baax xibaar yooyu di tukkee ci météo nee na nag ku ko ci defatul ku ne am na alamaanub 1,000 junni boo xamante ne ma ngi lay xaar ci wàllu woowee ñu àddu ci leneen muy nag bis bi nga xamante ne moom la ñu jagleel soxna yi ñu fas yéene ko nag màggal ni ki suba juróom-ñetti fan ci weeru mars laata loole nag mbootaay gi nga xamante ne nii duppee nañu ko Women in Mining Sénégal ñoom nag ñi ngi doon kon waajal xew-xew boobee ñu ne nag ñoom la ñu sopp ci mbir mi rek mooy fexe ba gën a gindi soxna yi ñu daal di nag kon dugal seen loxo ci bépp xarala rawatina xarala yi nga xamante ne nii nemmeeku nañu ko ci secteur minier bi ndax gis nañ ni soxna yi néew nañu ca waaye tamit lañ cey dugal seen loxo bariw ci wàllu ko xarala yooyu Fatou Bintou Konté. ci li nga xam ne moom mooy journée internationale de la femme association bii ñu duppee Women in Mining Sénégal nga xam ne ci wàllu mine la ñu nekk di ci liggéey ñoom jigéen yooyee ñu fas yéene nag li nga xam ne moom moo di seen i membre ñu outillé leen bu baax ci li nga xam ne moom la ñuy wax transformation digitale maanaam wàllu internet ci industrie extractive yi ndax transformation digitale maanaam utilisation internet bi ak lépp lu nga xam ne service la ci wàllu internet wala ci wàllu nouvelle technologie naka la mun a def ba impacter suñu liggéey donc ñun ñi nga xam ne dañuy liggéey ci administration bi wala ñun ñi nga xam ne dañuy liggéey ci biir site minier yi wala aussi jigéen ñi nga xam ne dañuy entreprendre maanaam dañoo yore seen entreprise naka la ñu mën a def ba jumtukaayu numérique boobu jëriñ leen donc moo ne li nga xam ne moom mooy taxawaay jigéen ñi ci bile secteur dafa nekk taxawaay boo xam ne taxu ko am doole bu baax. dañoo gis ne que jigéen ñi nekk ñu torop ci wàllu mine wala pétrole wala gaz te loolu vraiment rafetlu wuñu ko. lu tax bëriwuñu si xëy na dañoo xamul information yi lan nga mën a def ci mine ak pétrole ak gaz donc association bi daf fi nekk pour di leen expliquer yan type de métier lan nga mën a liggéey en tant que jigéen ci biir mine ak pétrole ak gaz tey suñu. au conseil du dialogue social mu di Innocence Ntap Ndiaye gis na ni fi nga xam ne moom la ñu jëm ci wàllum gaz pétrole ak secteur minier bi fii ci Sénégal faaw nag jigéen ñi nag ñu gën ci mën a dugal seeni loxo. te yaakaar naa ni ak bés bi nga xam ne moom la ñu jagleel jigéen ñi ci àdduna këpp ak Sénégal aussi jigéen ñu takku aussi taxaw pour yombalal lépp jigéen ñi waaye li may wax rek kenn du jóg rek may ñu lu ñu foqul
si góor ñi duñ ko am. ñu mën a intégré ñi nga xam ne ñoom ñooy jigéen ñi ci secteur minier bi li association bi di Women in Mining Sénégal moom nag dafa fas yéene nag dox ay jéego yu rëy ngir li nga xam ne moom la ñuy wax égalité homme femme ci bile secteur mu nekk loo xam ne lu dëggu la. Fatou Bintou Konté jigéen yu ñu ràññee ngi nii ca diwaanu Ndar Delia Mbaye lay wuyoo moom moomee nag ab sage-femme bu à la traité la waaye nag taxul mu toog këram ndax saa su ne ma ngay gën a jege soxna yi nga xamante ni dañoo toll ci diggante dana leen gunge ba juróom-ñeenti weer mu nekk loo xamante ne nag liggéey bu ñu fa rafetu la moom moomee sax ñu ne liggéeyam tax na ba mu am ay turandoo yu takk lool ci diwaanu Ndar ëpp nañu juróom fukk di dem Ousseynou Diop. turam ñi ko gën a ràññee mooy ñi di soxna yi. man maay madame Sall Djelia sage-femme retraitée. moom Djelia Mbaye sage-femme d'État en retraite doon koo xamante ni itam jigéen ñi dañ ko bàyyi xel ndax liggéey bi nga xamante ni moom lay def ci Ndar géej moom sax mu ngi leen di delloo njukkal. ñoom ñu ngi partout ñu nga ca tool ya ñu nga ca pâturage ñu nga ca pêche ba ñu nga ca administration ñu nga ca hôpitaux yi partout ñu nga foofu donc mën nañu wax ne femme développement la pilier le développement la. Djelia Mbaye nag mu ngi nuy xamal ni liggéeyu sage-femme la ko ci dugal bokk na ci passion bi nga xamante ni moom la amoon. dafay mel na ci sama àddina la bokk man bu ma toogee ci gisuma nit sax daf may def benn stress boo xam ne xam yàlla rek a xam. liggéeyam ñu rafetlu ko bu baax rawatina ñi nga xamante ni jigéen ñi la tax sax mu am ci turandoo yu bare lim bi ëpp na juróom fukk. turandoo te turandoo yooyu yëpp nag xëy na ci satisfaction morale de leurs parents. évacuer jigéen doo am sax moyen de transport donc ce sont des problèmes yoo xam ne day ñëw tout le temps. Djelia Mbaye ci juróom-ñetti fan ci mars bi nga xamante ni jigéen ñi lañ ko jagleel ma nga leen ciy delloo njukkal di xamle ni ay jàmbaar lañ ndaxte bala ñu koy xam ñu toll ci waxtu yimbi. ñu wax ci tàggat yaram ak jongante xarito yi nga xamante ne Sénégal war na ko amal ngir waajal coupe du monde boobee ca Russie Ouzbékistan ak Bosnie Ouzbékistan nag Sénégal kon dana daal di dajeek moom ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mars fële ca Maroc lay doon fanweeri gaynde yi nag kii di Aliou Cissé fësal na leen niki tey jii am na ñu dellusiwaat ci tanière bi waaye am na ku bees ku ci mel ni Santy Ngom bu FC Nantes Ibou Diouf. Aliou Cissé fanweeri gaynde la tànn ngir ñaari jongante yi nar a dox diggante Sénégal ak Ouzbékistan ak Bosnie ci loolu nag mu am benn footballeur bu yees bu dugg ci biir tanière bi mu ngi wuyoo Santy Ngom kii di sélectionneur national Aliou Cissé di ñëwaat ci li waral boobu la tànneef. xale boo xam ne la mi ngi Nantes xale bu ñu yàgg supervisé la. dafa fekk ni que match nañ doon joué match yooyu yëpp ay match officiel la xëy na mënuñu ko woon indi mënuñu ko woon woo comme yàlla def na ni que ñu ngi préparé coupe du monde bi te que am nañu ñaari match amicaux ñaari match de préparation sama yaakaar moo ne woon xëy na ñu woo ko xool ko mën ko gis Nantes lay joué waxtaan naa ak entraîneur am bi muy Ranieri wax na ma lu baax ci xale boobu. ñaari match amicaux yu bokk ci waajtaayu coupe du monde Russie 2018. ci loolu mu am tamit ay footballeur yu bëri yu gëjoon ci biir équipe nationale jamono ji ñëwaat nañu ci tanière bi. muy Ouzbékistan muy Bosnie ay match yu baax la parce que tey ci monde bi sax laay wax benn équipe tuuti fi je pense que Ouzbékistan mën nañu permettre vraiment ñu préparer match contre. taskatu xibaar yi sélectionneur national bi di Aliou Cissé ñëwaat ci lu waral mu convoqué 30 joueurs. ak Vittel te mu nekk ca France bi ñu tànn rek ngir nar a amal préparatif yu coupe du monde yi ante tamit solos lii di match amicaux pour équipe nationale du Sénégal tamit équipe yi mu tànn rek ngir amal jongante xaritoo yi mu jàpp ne ay équipe yuy wane xarkanam bu mucc ayib la. jaajëfal ko bu baax Ibou Diouf yéen it sant nañu leen gërëm leen ci kanam tuuti Cheikh di jéggalu Chérif Dia moo fi fas yéene teew rek ngir faram fàcce leen xibaar yi ci nasaraan lay doon jaa ngeen jëf.